asalaamaaleykum mbokk yi baaxoo di seetaan émission bi di ànd xeex coronavirus ci ITV du lundi au vendredi lay am à partir de 21h ñu am nag habitude di ci dalal maire benn gox pour waxtaan ak moom ci plan de riposte bi nga xam ni teg na ko ci goxam seet naka lay aare askan bi ndimbal gi nga xam ni tamit président de la république jagleel na ko askan bi nan la koy gérer xam ngeen ni tamit dinañu ñëw ci li nga xam ni moo di situation bésu tey bi waxtaan ci ak yéen ànd ci ak docteur Aloyse Diouf nga xam ni mooy directeur de cabinet bu ministre de la santé tey nag maire bi ñu nar a dalal moom mooy maire Pire di Serigne Mboup incha allah dinañu waxtaan ak moom ci lu yaatu waaye tamit xam ngeen ni moom mooy njiital SAR dinañu waxtaan ak moom également ci yeneen fànn bu bokkul sax ak li nga xamante ni mooy li ñu ko dénk ca Pire ca bisimilah ñu daal di ñëw rek ci situation bésu tey bi ci xayma bi tey ji nag mu nekk bés bu nga xamante ni tamit cas yi ba léegi mi ngi wéy di bëri ndax am nañu tey ji 97 cas positifs 53 ñoom ñoo ci wér ñuy wax nag askan bi nañu wéy di ànd ak li nga xam ni moom la leen kër docteur di sant ñu ànd ak docteur Aloyse Diouf ci li nga xam ni mooy xayma bésu tey bi. tey bésu mercredi 20 mai 2020 ci junni ak ñeent fukk ak ñaari test yi ñu def juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar ñoo ci positif maanaam juróom-ñett fukk ak ñetti cas contact fukk ak ñeenti cas communautaire ñaar ci Sacré-Cœur ñaar Benn Tali ñaar ci Guédiawaye ñaar ci Touba benn ci HLM Grand Yoff benn ci Parcelles Assainies benn ci Ouakam benn ci Bel Air benn ci Kër Massar ak benn ci Yeumbeul juróom fukk ak ñetti si ñu nga xam ne dañ leen hospitalisé woon wër nañu bésu tey juróom-ñeenti cas yu sonn ñu ngi ci suñu service réanimation yi ñeneen ñi des ci hôpitaux yi ñu ngi tane ci bésu tey dalee ko ci cas bu njëkk bi Sénégal am woññi nañu ñaari junni ak juróom-ñaar téeméer ak fukk ak ñeenti cas junni ak téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn wër nañ ci fanweer ñoo ci ñàkk seen bakken mu des junni ak ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar ci suñu hôpitaux yi. voilà gis ngeen situation bi ni nga xam ni noonu la tëddee li ëpp nag ci ñi feebar ñi ngi fii ci Dakar tey jii dafa nekk li ñu tuddee épicentre bu coronavirus bi maanaam fi nga xam ni fi la coronavirus bi wulee ñaay tey jii rek ci cas communautaire yi nga xam ni am nañ ko muy fukki cas communautaire ak ñeent fukk ak ñaar yëpp ci biir Dakar la mu mel ni que tey Dakar bi mbas mi commencé ak léegi ci total bi ñu am muy 2714 cas yu am ci mbas mi ba mu dooree ak léegi déjà Dakar rek mi ngi am 1908 cas 1908 cas ci 2000 et quelques yi Ndakaaru la nekk kon mel na ni Dakar fi mu toll nii bombe la ci wàllu coronavirus bi ba tax na matuwaay yi mën nañ ko gën a yokk am na sax ñuy xalaat ni est-ce que du ñu dem ba gën a confiner Dakar parce que Dakar ni nga xam ne noonu la fi mbas mi di lawee jéggi na dayoo bu ñu ko xaymaa par exemple Dakar Sud ñi ngi am 413 cas Dakar Centre ñi ngi am 218 cas Centre ñi ngi am 318 cas ñu ñëw Dakar Nord fekk fa 297 cas Guédiawaye am na 100 cas Mbao am na 79 cas Sangalkam 79 cas Pikine 64 cas Rufisque 61 cas Yeumbeul 38 cas Kër Massar 26 cas Diamniadio 25 cas Touba am na 298 cas Mbacké Bawol am
43 cas mu nekk nag kon situation bu nga xam ne tey jii bu ministre bi jëlee dogal ni kenn du jóge Dakar dem ci yeneen région yi moo xam pour julli ji la wala déet loolu yëpp dañuy xam ni ay mesures yu am solo la pour que mbas mi bañ a law metti na ci askan bi metti na ci ñenn ñi mais mu metti te jàngoro ji dellu ginnaaw moom moo gën parce que aussi dara gënul metti nga jóge Ndakaaru xamuloo lan sa wér-gu-yaram saytuwoo ko xamuloo lu ci nekk nga dem sa diwaan yóbbul ko sa waa kër mbas ma di fa gën a law loolu je pense que kenn ku nekk war na ko daw moo tax ñu ne responsabilité bi dafa nekk d'abord une responsabilité individuelle maanaam nit ku nekk ci sa wàllu bopp yow yaa war a am conscience il faut que ñu def lu ñu tuddee prise de conscience graduelle de la situation maanaam lu situation bi gën di yokk ñuy gën di am conscience ci yan comportement la ñu war a am pour mën a xeex mbas mi waa Kër Docteur ñi ngi def liggéey bu am solo ñu leen di jaajëfal di ko jaare ci ministre bi Abdoulaye Diouf Sarr mi ngi def liggéey bu mucc ayib moom ak force Covid 19 bi yépp ñi ngi def liggéey bu extraordinaire au niveau de Dakar ak au niveau de toute l'étendue du territoire national mais liggéey boobu ñuy def ñun ñoo leen ci war a jàppale parce que aussi am na couche yu ñu tuddee ay couches vulnérables mooy mag ñi nañu leen aar ñi nga xam ne dañu am jàngoro nañu leen gën a aar nañu gën a moytu xale yi de 0 à 14 ans am na 234 xale yu nga xam ne tey jii ñi ngi wéy ak doomu jàngoro bi am nañ ko mu nekk lu nga xamante ni tey jii war nañ ci gën a bàyyi xel parce que xale dafa vulnérable jigéen ak jigéenu wérul dañu vulnérable mag dafa vulnérable ku am diabète ak yeneen maladie hypertension wala insuffisance rénale wala nga am feebar bu nga xamante ni dafa jàpp sa xol muy les maladies respiratoires yooyu yëpp war nañ ko calculer parce que feebar bi toll na fu nga xam ne bu duggee ci mag du ko may dara bu duggee ci xale du ko may dara bu duggee ci ku nga xam ne da nga ànd ak jàngoro da lay daal di doggali kon nag feebar bu mel noonu su fi nekkee ñun ñoo war di dëppoo ak geste barrière yi nga xam ne moom la ñu taxawal mu nekk lu am solo en tout cas daal li wér te wóor moo di ni tey jii ñun ñoo war a xool suñu bopp geste barrière yi yomb na nee nañu nit ñi nañuy takk masque waaw wax dëgg yàlla am na ñu nga xamante nii tey adopté nañu takk masque bi mais am na gox yooyu dem wala ngay dox ci mbedd mi di gis ñu nga xam ne farataal lu ñu ko te moo lay aar mooy aar sa nawle li lay aar di aar sa nawle da nga ko war a def lu nga xam ne obligation la pour yow maanaam saa booy génn na nga ko takk am na barab yu nga xam ne sax ñoom amuñu ci masla boo yorul masque doo fa dugg beneen bi ci des ñu ni gel hydroalcoolique gel bi dee koy jëfandikoo di ko laal saa yoo génnee saa yoo demee ba nga xam ne daal njortu nga ni sa loxo laal nga ci loo ci warul laal balaa nga koy def ci sa bët wala di ko def ci sa kanam na nga jël gel bi nga def ci nga daal di aar sa bopp aar ñi nga nekkal gel bi utilisation bi yomb na da ngay jël mbaasale dugal ci loxo yi fu nekk nga def ko fa am na yi tamit ku amul gel nga am saabu moom yaakaar naa ni kenn du ni amuma saabu te saabu bi sax am na ñuy wax ni moo gën a baax rawatina saabu ordinaire bi nga ci raxasu saa su nekk saa yoo nga xamante ni dem nga ba dikk nga raxasu daal di aar sa bopp beneen bi ci des ñu ne booy sëqët wala ngay tisooli na nga ko def nii ci sa kudd pour aar sa bopp aarale nit ñi yooyu yëpp ay gestes la yu nga xam ne expliqué nañ ko bu dul benn du ñaar mais dafa am ñu nga xam ne dañu dëgër bopp pour nga def yenn yi ci seen bopp c'est extrêmement difficile te tey jii bu Chine ba nga xam ne fa la coronavirus bi déparé am doole ba xeex ko ba tey jii ñuy wax kaa yu néew moom moo fa nekk discipline moo leen ko may donc kon nañu ànd ak yar nañu respecter li nga xam ni moom la ñu Kër Docteur sant parce que mbas mi ni muy lawee ci àdduna ci jamono jii ñu nekk nii dafa xaw a doy waar mbas mi egg na ci fi mu toll bu ñu xoolee rek li nga xam ne moo di ci àdduna bi bari na Chine ñoom am nañu juróomi cas confirmé yu bees benn bi mi ngi jóge étranger ñi ngi ñoom am 82 965 cas
am au total 4634 morts ci àllarbay tey ji nag même Chine dañu dellusiwaat ni dinañu confiner 108 millions de personnes ginnaaw bi ñu seetloo ni 34 nouveaux cas de Covid-19 ci province su Jilin gis nañ ko foofu dans le nord-est du pays la nekk province boobu itamit dañ ko placé en quarantaine mooy li ñu doon wax léegi ñu ne Dakar bi nekk épicentre est-ce que sax duñu ko quarantaine pour xeex li nga xam ni moo di jàngoro ji en tout cas lu xaw a doy waar la mais aussi Brésil tey moo nekk ñetteelu réew bu gën a am ay cas tey jii dépassé nañu 1000 morts par jour kon nga xam ni feebar bi bàyyiwul kenn tey ci àllarba ji rek am nañu bilan bu nga xam ne mi ngi toll ci 1179 morts en 24 heures loolu moo am au Brésil tey jii ca réewum Brésil ña ngi fa fekk 271 628 cas yu ñu recensé 17 971 décès la ñu am au total. États-Unis également mbas mi dafa gën a yéeg ci bisu tey bi tey jii rek ci àllarba ji bu ñu ko xoolee am nañu 1 528 566 cas yu ñu recensé ci États-Unis te Institut Johns Hopkins moom moo ko xayma ba wax ni ci réew mi am nañu 1536 morts en 24 heures loolu mi ngi am ca États-Unis yu mel noonu nañu ñaan yàlla mu bañ fi egsi démb rek ci guddi am nañu wala démb ci ngoon am nañu 559 cas de décès aux États-Unis donc mu nekk 91 845 décès ca États-Unis te États-Unis ku ne xam na ne ci wàllu plateau médical bu relevé kenn gënu leen ëpp plateau médical ci wàllu xam-xam liñ ci am macha allah mais mbas mi dafa dem ba dépassé leen ci New York rek la xaw a dellu ginnaaw mais am nañu aussi am nañu aussi ay yeneen foyer yu nga xam ne ràññee nañu ko foofu waaye daal li ñu mën a wax moo di ni il faut ñu gën a farlu ndax tey jii ci àllarbay tey jii 4 900 356 cas moom moo am ci àdduna ñu am au total 323 341 morts loolu mi ngi am ba tey ci àdduna bi 1 686 630 personnes wér nañu ci àdduna bi tey jii amoon nañu sax benn réunion wala barki démb ci altine ji amoon ak talaata ñii di organisation mondiale de la santé am nañu réunion bu nga xam ne taxawal nañu ko pour xool nu ñuy def pour gën a xeex ak coronavirus bi donc am na yi tamit ay enquêtes yu nga xam ne ñi ngi koy mëne pour xool nan la ñuy def ba indi réponse ci lii di coronavirus kon nag nit ñi nañu gën a bàyyi xel ni jàngoro ji delluwul gannaaw jàngoro ji mi ngi gën di faagaagal ay réew yu nga xam ne seen économie moo ëpp doole suñu économie seen médecine ak seen développement moo gën a sori suñu bos te ñoom ñëpp ñi ngi ci njàqare Allemagne tey jii taux de contamination bi mi ngi jaaxal autorités yi ba tey jii réew mi am na tey ci àllarba ji rek 177 778 cas la ñu recensé en Allemagne ñu am 041 décès mu nekk tey plus 40 ci ñoom déconfinement bi am na fa certes waaye nag il faut ñu gën a xoolaat ñoom tamit seen déconfinement boobu parce que tey jii dafa am lu nga xamante ni mi ngi leen di gën di gàllankoor Belgique moom tamit daanaka réew la bu nga xamante ni nii li ko dal moo dal yeneen réew yi ko wër ndax bilan wu àllarbay tey jii mi ngi toll ci 192 nouveaux cas confirmés en Belgique ba tey ñi ngi am 55 983 cas confirmés au total foofu ci Belgique autorités sanitaires yi tamit déclaré nañu ni 9 150 décès la ñu am waaye tamit altine ba léegi Belgique mi ngi dugg ci phase 2 bu déconfinement donc loolu yëpp dafay wane rek ni xibaar yi ñu leen di jox nii dafay wane ni jàngoro ji delluwul ginnaaw jàngoro ji mi ngi fi li ñu wax mooy nañu jéem a xool nan la ñuy def ba
dund ak jàngoro bi apprendre à vivre avec le virus loolu am na solo waaye vivre avec le virus dafay fekk que yow miy dund ak virus bi te virus bi laalagu la nga jël sa ay matuwaay ba bum la laal yow mi nga xam ne daf la laal te nga nekk cas asymptomatique nga ñafe fexe ba itamit doo ko wàll ñi nga nekkal parce que tey jii li nga xam ne moom la ñuy ragal mooy mbir mi dem ba egg ci niveau bu nga xam ne dafay dépasser suñu capacité hôpitaux yi te bis bu dépasser suñu capacité hôpitaux yi dinañu am ay jafe-jafe yu doy waar kon daal nañu gën a ànd nañu gën a farlu nañu gën a fagaru parce que loolu moom moo ëpp solo kon nag ñu daal di dem rek ba fi nga xam ni fa la ñuy fekk suñu invité tey muy Serigne Mboup ñëwagul ba léegi dinañu ñëwaat ci moom wala bokk ñu daal di ñëw ci nan la xale yi wala bokk yenn nit yi di dundee confinement ñoom tamit ñu joxe seen message parce que loolu yi tamit am na solo am na ñu nga xam ni am nañu conscience def nañu prise de conscience ci mbas mi ni mu amee doole ñoom ñi ngi jël seeni matuwaay am na ci ay élèves yu nga xam ne am na système bu ñu teg pour jàng étudiants yi am na système bu ñu teg pour jàng musiciens yi am na système bu ñu teg pour liggéey donc kenn ku nekk yaa ngi xool nooy liggéeyee parce que tey Covid bi liñ ci jàngat mooy sénégalais yi am nañu xereñte am nañu tey lu nga xamante ni mooy capacité de réaction parce que mbir mi daf ñoo bett mais taxul ñu ni yàcc ni yasar ba mu ni ba mu ni mbàpp ba dara yëngatootul tey boo demee ci entreprise yi nga dem ci société yi fexe nañu ba adapté wu ci contexte coronavirus bi ba indi yeneen formule yu ñuy liggéeyee pour bañ a rek toog seen économie di taxaw président def na lu am solo may nañu ñu gën a libre ci dem beeg dikk bi may nañu ñu gën a am tuuti temps pour def li nga xam ni moo di suñu ay activité mais buñ ñu bàyyee pour koom-koom bi bañ a nësax pour réew mi bañ a dem à genoux sur le plan économique ñun tamit ñun ñoo war a am mat gu toll ni jël lépp lu nga xam ne daf ñuy aar ñu nekk ca luy indi jàngoro bi ñu bàyyi ko lu koy lawal ñu teg ko ci suuf parce que loolu moom moo ëpp solo tey jii pour coronavirus bi dellu ginnaaw ñi ñu fi invité wax nañ ci xamuñu kañ lay jeex am na ñu ko natt ci ñetti weer am na ñu ko natt ci juróom-benn weer am na ñu ko natt ci at am na sax ñu ne mën na dem ba ñaari at maari day taali ñun li ñuy ñaan mooy mu gaaw fi jóge te nu ñuy def ba mu gaaw fi jóge aussi mooy rek nañu dëppoo ak yoon ministre de l'intérieur dogal yi mu jël nee na tey jii amatul benn autorisation bu ñuy joxe pour nit jóge Dakar dem fenn loolu aussi il faut que nit ñi comprendre ni contexte bi moom moo tax le ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye jël mesure yu mel noonu bëgg a dem korité ji ba yóbbul sa waa dëkk wala sa waa kër musiba loolu toog ndakaaru moo ko gën ba nga xamante ni kenn du dem kenn du dikk autorisation yu joxeetuñu ko jarul dem préfecture ku ci amul cas de décès ku ci amul lu nga xamante ni urgence bu extraordinaire la duñ la ko jox ñi ñu ko war a jox xam nañu ko ciblé nañ leen cité nañ leen kon ñooñu rek ñoo am droit ci dem ak dikk waaye maa ngi korité ji kenn mënu cee am li nga xam ni moom moo di këyit pour dem korité ji démb maa ngi koy wax am na askan bi aussi ñu nga xam ne war nañ leen bàyyi xel loolu aussi ñu ciy wax ak ministre de l'intérieur ci wàllu carte nationale d'identité yi nit ñi dañuy soxla seen ay pièces parce que ba léegi aussi ni ñu libérer commerçant yi tuuti libérer transporteurs yi tuuti libérer nit ñi pour ñu demaat ci seen activité nañu xam ne aussi am na ñu soxla ay këyit pour mën a déposer ay concours ñenn ñi pour mën a def yenn acte administratif yi donc tey jii il faut ñu xool nag ban système la ñuy teg ba système de fabrication des cartes nationales d'identité ñu amalaat ko lii passeport yi aussi ñu xool nu ñu def ba yombal ko askan bi parce que am na ñu nga xam ne seen lépp dafa taxaw ndax amuñu pièce d'identité te carte nationale d'identité moom dafa am solo ci nit ki kon nag nañu daal di rek ànd ak àllaay ñu daal di dugg ci li nga xamante ni moom moo di ànd xeex coronavirus nan la nit ñi du dundee couvre-feu bi balaa ñuy dem ci Serigne Mboup dañu am tuuti jafe-jafe ci wàllu jokkoo bi mais léegi mu rétablir incha allah. ñu ngi leen di gërëm di leen nuyu xam naa ne tamit vraiment liggéeykat yi soxal nañ leen li tax ñu soxal leen ndax tamit yéen a ngi toog si même si période bi ngeen fekk nit ñi seen kër wala ñu di leen poser question par rapport
ak situation bi ni ma demee waaye ku nekk xam ne ne situation bi c'est une situation difficile pandémie bi moom dafa law wër àdduna bi yëpp waaye nag yàlla baax na nit ñaa ngi liggéey ànd ak sago quand même si Sen'Eau nag nit ñi ni ñu organisé woo ñu bare ñenn ñi dañu télétravail ñu ngi toog seen kër di liggéey ñenn ñi tamit di liggéey par rotation waaye nag terewul ñëpp ñu ngi liggéey nag vraiment tout le monde travaille tey jii ñii bu ñu xëyee tey bu subaa ñeneen ñi xëy ñeneen ñi nekk télétravail ñoom tamit ñu ngi liggéey correctement vraiment amuñu daal benn problème apparent te tamit waa Sen'Eau jël nañu seen ay mesures de protection doté nañ de masque doté nañ tamit de savon doté nañ tamit li matériel bi mu laaj yëpp tamit vraiment ñu ngi koy joxe au fur et à mesure que les gens travaillent yaakaar naa daal protection bi kenn du wax ne doy na waaye nag jox ñu ngi def le maximum au fur et à mesure. protection du doy kon nag nañu gën a protéger wu message boobu am na solo léegi dañuy rek jokkoo ak le maire de Pire Serigne Mboup au téléphone comme dañu am tuuti jafe-jafe ci wàllu réseau bi parce que jamono yi dafa mel ni que daal réseau bi taxu ko normal moo xam fii la wala bitim réew am na lu ci xaw a yëngatu ci jamono yi monsieur Serigne Mboup ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di nuyu Malick di leen sant kenn ku nekk ci turam ak santam. alors monsieur le maire de Pire balaa ñuy dugg ci li nga xam ni moo di Pire gi ñu la dénk d'abord situation nationale bi ban jàngat nga ci am surtout tey jii dañu wax ne Dakar li fi nekk ci ay cas jéggi na dayo boo xoolee tamit Touba la fa nekk ci ay cas bëri na dans la région de Thiès et dans le département de Mbour aussi cas yi mi ngi wéy di law ba ministre de l'intérieur sax gën na corser mesures yi pour dem beeg dikk bi ñu gën ko wàññi mais daal lu ci munti am moo di ni état wu Sénégal taxawal na plan de poste bu am solo feebar bi ñi ngi koy xeex mais faw askan wi tamit adhéré ci politique bi nga xam ni président de la république moo ko jiite ci ndigalu ñi nga xam ni ñoo di waa Kër Docteur. waaw li nga wax am na solo trop je pense que président de la république ak gouvernement bi mesure yu ñu jël mesure yu am solo la yoo xam ne defe naa ni ñëpp gis nañ ne bi mbir mi tàmbalee ba léegi yàlla ak ñu suturaal ci conseil yu ñi nga xam ne ñooy autorité sanitaire yi ak yeneen secteur administration yi nga xam ne ñoo ci impliqué muy sécurité publique ak force de défense et de sécurité ak ñeneen mesures yu ñu jël yàlla mi ngi ñuy suturaal ba Sénégal contenir na ko boobu ba léegi li nga wax aussi am na solo ndaxte ràññee bi mooy dëkk yi nga xam ni fi la affaire bi gën a dajaloo moo di Dakar ci boppam ak Mbour ak Thiès te boo xoolee Dakar ak Mbour ak Thiès dafa nekk benn ceinture boo xam ni dafa mel ne dañoo wër ndomba Ndakaaru nga dem Touba aussi di dëkk boo xam ni dafa bëri macha allah ci nit ci wàlla maanaam daal bu ñuy wax dëkk bu mag la trop loolu moo tax aussi affaire bi nekk fi ñu mën a wax rek ni boo ko xoolee ñeenti dëkk yi gën a mag ci Sénégal ci wàllu koom ak donc wàllu dem ak dikk wàllu jaxasoo wàllu attroupement wàllu rassemblement foofu la mbir mi gën a feeñee moo tax dogal bi mu mujj jël ministre de l'intérieur suspendre autorisation yi dogal bu am solo la parce que nit ñi bu fekkee ni yàlla aar na yeneen département yi ba nga xam ni ay benn la te benn yooyu sax yi ci ëpp Ndakaaru la jógee dafay baax nit ñi mën a topp mesure yooyu toog seen kër toog Ndakaaru la ñu toog Mbuur la ñu toog Thiès kenn ku nekk toog fa nga nekk nga defee fa julli gi nga defee fa korité gi parce que comme ni nga ko waxee dem yóbbul musiba sa waa kër wala nga yóbbul musiba sa ay dëkkandoo wala nga yóbbul musiba yeneen doomu réew mi yoo xam ne dëgg-dëgg mbir ma nekkuloon foofu loolu dina tax paj mi ak topp gi dana gën a jafe parce que li ñu seetlu aussi ci àddina bi moo di transmission bi li ci ëpp mi ngi dem ci déplacement nit ñi ci la jóge boo leen xoolee sax Sénégal ci début bi président bu mu jëlee des décisions ni suñu doom yooyu nekkoon ci Wuhan muy fukki doom ak ñett mu bañoon leen indi ne nañ leen téye foofu lu mel ni moo taxaw ñu ngi sant yàlla ñoom gis ngeen kenn amu si te cas bi jëkk a dugg Sénégal aussi boo leen xoolee déplacement moo ko indi ndax gan moo jóge
ñëw ci réew mi ni gan bi jógee nag di ñëw ci réew mi ba ñëpp tëj seeni frontière noonu aussi les déplacement ci dëkk ak dëkk di lawale affaire bi donc prévention fi ñu toll léegi li ñu gis ni moo gën a efficace gul moo di ñu def geste barrières yi moo di ñu topp ndigal yi ni ñu ko digalee mais aussi ñu jël suñu responsabilité kenn ku nekk parce que du feebaru président du feebaru xalif généraux yi du feebaru maire yi du feebaru borom barke yi du feebaru ñu néew doole ñi feebaru askan wi yëpp la donc responsabilité individuelle wante ñëpp àndandoo ko muy collective moo ci mën dara te mesures yi ñu jël yëpp ci wàllu jàng xale yi ak ubbite yi nga xam def nañ ko marché yi pour préserver économie ndax réew dafa war a continuer parce que bu ñu toogoon ñaari weer ñetti weer kenn xëyul kenn liggéeyul kenn demul su boobaa daañu am yeneen problème yoo xam ni moo ëpp lii donc maanaam ay mesures yu adapté wu la boo nekkee ci guerre di dem ennemi bi nga xam ko identifier ko di gën a miin ni muy doxee ak ni muy demee da ngay adapté sa stratégie ak say mesures ci loolu defe naa foofu dañuy toll tey moo tax mbir mi Mali jeexul mbir mi taasul mbir mi wàññeekul mais aussi mbir mu yokkul de façon exagérée su fekkee ni continuer nañu maintenir niveau bi ñu nekk te surtout gën a discipliné gën a toog parce que loolu su amee je pense que yàlla dina def ñu gën ko mën circonscrire parce que nag Sénégal metti na fanweer ñu perte seen bakkan bëri na lool kenn rek ëpp na wante boo xoolee aussi nombre de guéris bi parce que daanaka téeméer boo jël mën nañ ni daanaka kenn wér na ci te ñaar ñoo jël du moins kenn wér na maanaam soriwuñu 50% ñu ngi entre 45 et 50% taux de guérison kooku dañ koy gàcce ngalaamaal suñu autorités sanitaires yi tous ceux qui sont dans le corps médical le sapeur-pompier bàjjenu gox yi la société civile de manière globale mais aussi sénégalais bu nekk kenn ku nekk fa nga nekk et évidemment autorités yi nga xam ne force de défense et de sécurité ñu ngi fanaan ci mbedd mi guddi ak bëccëg foo dem fekk leen di liggéey rythme bu metti loolu yëpp pour aar ñu la comme ñun ñoo war a gën a góorgóorlu te jàpp ni mbir mi nekk na fi comme nekk na fi te xamuñu kañ lay dem te kenn mënut a toog sa kër rek jëmale abadan il faut ñu génn te jàng lu ñuy dëkkandoo ak moom moo tax ñu ne faut ñu apprendre vivre ak moom pour américain danañ ko noonu lañ koy waxe nga dem ci sama mbokk séeréer yi ñu waxe ko noonu ñun olof yi ñu waxe ko neneen français yi dinañ apprendre vivre avec le virus te loolu mooy dëgg dañu jàng comme ñu ngi ci ñun te ñëw na te gan la te tàggoowul ba muy ñëw waxagul kañ lay dem nañu seet bi ñu defanteeg moom te naxanteeg moom yàlla na kàddu yu am solo Serigne Mboup wax nga ko gan gu nga xam ne bi muy ñëw tàgguwu la te xamoo yi tamit kañ lay dem faaw nga fagaru faaw nga fàggandiku boobu wax nga léegi moo bu am solo muy guerre te président moo ko njëkk a prononcé mu ne dañu nekk ci guerre moom mi nga xam ne nag moom mooy commandant de troupe bi joxe na stratégie au niveau national ba dafay wàcc ba ñëw ci gox-goxaat yi xam naa ni Pire kenn demul ñu des mais balaa ñuy dugg ci naka ngay doxalee ce plan de riposte au niveau communal dañu bëgg d'abord nga présenter ñu commune bi nga xam ne askan bi ñoo la wóolu dénk la ko muy commune de Pire. waaw commune de Pire moom ku wax Pire ci Sénégal di nga wax l'islam di nga wax alxuraan di nga wax diine di nga wax daara parce que Pire mooy première université islamique Afrique de l'Ouest foofu la nekk. Pire ñu créé université boobu en 1603 sama mbokki pulaar yi les 35 almami foofu lañ jàngee ñoom Thierno Ousmane Baal ak ñeneen créé mosquée bi 1611 muy mosquée bu mag Xaali Amar Fall moo ñëw def loolu bi mu ñëwee nag fekk fa ay waa Pire particulièrement ñaari famille yu mag muy famille Wadde ak famille Mbuubeen di sama ay maam ak Wadde ak Mbuubeen yëpp benn lañ sax parce que ay cousins lañu. ba tey jii boo bëggee histoire Pire dañuy am ñun Serigne Pire comme ni ñu amee Serigne Dakar may profité sax sa antenne di ziara Serigne Pire di ko jaale soxnaam parce que soxnaam dafa wàcc liggéey barki démb soxna soosu rawatina mu nekk sëru xalif général bu Pire Serigne Mansour Sy Serigne Mansour Cissé donc ma di ko jaale moom tamit ki nga xam ni suñu mbokk la suñu jigéen la suñu wasila la soxna Rama Cissé di ko jaale waa Pire yëpp
ak waa Andulaay ak waa umma islamique bi yëpp di wax ni Pire effectivement loolu mooy cosaanam dañ ko bàkkee alxuraan bàkkee ko daara bàkkee ko yar bàkkee ko diine loolu mooy li nga xam ni moom la ñu mën a wax li ci des c'est une commune bu bees la boo xam ne nii polarisé na 60 villages nekk ci département de Tivaouane activité principale yi nag moom foofu agriculture la élevage ak yeneen activités yi nga xam ni commerce ak demalante diggante mais daal dëkk boo xam ne aussi mandarga mi bëri na ay doomu intellectuel yu am solo en particulier ñi nga xam ne wàllu santé bi ñu nekk tey parce que boo xoolee am nañu lu mat ñeenti professeur agrégé en vie tey ci wàllu médecine ak prorata boo xam ne peut-être pourcentage plus élevé au Sénégal de médecins dans une même localité loolu aussi bokk na ci fierté bi nga xam ne am nañ ko professeur Sëñ Abdouba professeur Ndaraw Ndoy professeur Khalibane ak professeur Babacar Fall ak seen ay rak ñu nekk ci nekk au front aussi ci tey jii nga xam ni guerre bi ñuy mëne bu général bi nekkee président Macky Sall ñoom ñooy ñi nga xam ni ñoo yore troupe yi boole ci aussi comme ni nga ko waxee rek xam nga Pire moom mi ngi diggante Ngaye ak Tivaouane gàmmu Pire mënuñu ko bañ a kii bokk ci axe religieux Tivaouane Pire Ndiassane di département Tivaouane département bu am wàllu ci économie am wàllu ci cosaanu diine am histoire bu am solo nekk dans le fond fin du Kayor loolu mooy commune de Pire tey. alors wax naa ko léegi depuis le 2 mars mbas mi dugg président de la République en tant que général bi nga xam ne moo jiite guerre bi taxawal na stratégie yéen ñi nga xam ni yéen ay jiitu gox-goxaat yi tamit am na au plan local nu ngeen organiser woo pour aar seen dëkk tey jii plan de riposte bi nekk Pire nan la ko Serigne Mboup ak conseil municipal bi taxawale ak ñi nga xamante ni aussi ñooy autorité administrative yi nekk ci gox boobule. waaw loolu moom Mansour kii Malick ñun kontaan nañ trop ci wax ci parce que Pire dafa nekk dëkk boo xam ni dañu bokk ndey bokk baay ñun dañuy wax ne Pire benn bopp la yàlla defal ñu bi ñu defee comité bi affaire bi ñëwee ñu jël benn arrêté municipal créé comité Covid 19 bi coordonnateur bi adjoint au maire premier adjoint au maire Abdou Aziz Ba di ko coordonné wante ñu dugal ci d'abord lépp luy force sociale force religieuse maanaam force sociale yi ak économique association commerçant association tailleur association des chauffeurs de taxi association Jakarta les différents corps de métier muy cordonniers yi ak ñeneen menuisier métallique yi menuisier yi ñëpp a ngi ci les associations des opérateurs économiques yi nekk ci marché yi dugal ci aussi ñi nga xam ne ñooy conseil de la jeunesse naturellement tous les partis politiques Pastef mi ngi ci Rewmi mi ngi ci parti démocratique sénégalais Benno Bokk Yaakaar ak ñi nga xam ni association des imams et oulémas yi nekk Pire ak bàjjenu gox yi naturellement les relais communautaires maanaam képp koo xam ne nii yaa ngi yëngu ci Pire te ñu xam la ne am na bànqaas yoo yor daayira yi ak ñëpp ñu ngi ci ñoom lañ dajale def benn comité consensuel boo xam ni liggéey bi daanaka ñun dañu leen di indiquer di leen jàppale ci ay moyens wante tey ñoom ñoo ko doxal boo ñëwee ba gis ko da nga xam ni lu xeetu politique génnu fa lu xeetu fii laa far bokk génnu fa lu xeet monsieur le maire laa àndal ak ànduma ak monsieur le maire xewu fa la xew mooy benn bopp benn famille benn problème ñëpp àndandoo di ko dox ñu koy dox nag ci doxit wu rafet ba noonu ñu ko organiser def seen ay commission évidemment jox ci nag commission technique bi dimension exceptionnelle suñu ICP yi nga xam ni ñoo nekk ci ñetti centre de santé yi ñu am ak yeneen acteurs de santé yi nekk ci case yi bokk jiite ko mu di Carvalho ak Mambousso ak soxna si Diouf bi nekk ci centre K ñu ànd yore commission technique ànd ak ñooñu ak relais yi ak ñeneen di def liggéey bu am solo def nag 60 villages yëpp ñu wër leen évidemment def promotion wu kii ni ñu ko waxee mesure barrières yi mais aussi indi ay moyens yi nag maire yi dafa man sama bopp dama jëm jàpp ci maire yi jàpp ci mais surtout ma gërëm doomu Pire yi nekk Pire yëpp yi nekk Dakar yi nekk Sénégal diaspora
départ nañ ci am ñu joxe ay millions ñu joxe ay 500 000 ñu joxe ay 1000 francs ñu joxe 10 000 ak ñoo xam ne dañu ñëw indi ay cartons yi savon ay cartons gel ay kii ak gàcce ngalaama aussi association tailleur yi nga xam ne dañu ñëw kenn ku nekk ci sa koñ ay masques indi joxe ko booleeg li nga xam ni ëpp na 5000 masques yoo xam ni comité bi moo ko jënd noonu lañ ko defalee daal commission financière communication et cetera ak booleeg aussi ñu am un système de médias communautaires yu fa nekk muy ay télévision plus ou moins qui sont sur le câble ak réseaux sociaux yi ñëpp mobilisé wu di am suñu émission Facebook pratiquement semaine bu nekk boo xam ne acteurs santé yi ñoo koy def ak l'ensemble des étudiants originaires de Pire parce que demoon nañ ba nekk 14 yoo xam ne ñu ngi médecine ak pharmacie ñoom aussi gàcce ngaalaama ñu ñëw toog ànd ak kii bi moo tax yàlla defal ñu sutura comité boobu mu ngi liggéey bu rafet et puis je pense que département Tivaouane en tout cas ak yeneen maires yi suma xarit yi may waxal ñu bëri bi ñuy suivre suñu activité ci page Facebook ak yeneen yi gërëm nañu waa Pire naw nañu waa Pire ci ni ñu doxalee ak ni ñu àndee parce que Pire naturellement comme ni ma ko waxee benn bopp la loolu moo tax mesures yi efficace ba léegi yàlla def ñu mën ko contenir. Monsieur le maire ba léegi rek ñu desandi ci Pire bu ñu xoolee situation épidémiologique bi ci biir Pire ndax corona bi dugg na fa bu fa duggee yi tamit yan dégâts la fa def ak ñi nga xam ni bu fekkee ni am na ay cas nan ngeen ko gérer au niveau communal. waaw malheureusement corona bi am na fa ci suñu benn mbokk boo xam ni def naa moo nekkoon 25e décès Dakar la ko dëkk nag moom Dakar la nekk fi lay liggéeyee. yàlla def affaire bi daal ko fii et bi mu ko dalee ñu yóbbu ko hôpitalu Fann hospitalisé ko ba mu génn mu dikkee ñu jàpp ni dafa wér malheureusement bi mu ñëwee samedi la bu ñëw samedi passé def yendu fa ba ngoon affaire bi attaqué waat pour moom ay difficulté respiratoire bu ñu ko amee nag ci lañ ko jël ñu daal di ñëw autorité sanitaire yi taxaw ñu daal koy jël prise en charge mais vraiment très très rapide daal koy jël yóbbu ko hôpital Tivaouane médecin bi nekk foofu ak district chef de service jël disposition yi malheureusement 2 jours après yàlla def ñu ak liggéey donc bi mu amee aussi ci guddi googu très rapidement inspecteur Carvalho ak waa service d'hygiène ak chef du médecin chef ñu nekk ay mesures dem génne waa këram pulvériser ko daal di désinfecté foofu suñu mbokk mi mu dëkkal aussi te mu yóbbu woon ko si otom hôpital ñu def ko noonu def ko personnel ba fa nekk après nag ñu jël waa këram ñi nga xamoon ni jotoon na def ak ñoom contact ñu seet si woon ko mbaa ñu nekk nag moom mu toll ci 10 nit ak juróom-benn ñu yóbbu leen en cantonnement actuellement nii ñu ngi nekk cantonnement ci benn zone de cantonnement. alors dégg ngeen rek monsieur le maire de Pire Serigne Mboup ba léegi dañuy continuer rek waxtaan ak moom ci matuwaay yi nga xam ni jël nañ ko malheureusement ni mu ko waxee Pire am na benn cas de décès bu nga xamante ni itamit def nañ ci seen kéem kattan mais yàlla ak dogalam moom daanaka demoon na ba wér ba delluwaat Pire bi mu demee la amaat ay jafe-jafe rechuté ba yàlla moom bakkanam alors monsieur le maire am na. dogal yu nga xam ni aussi président jël na ko mu jëm ci élèves yi ak professeurs yi ci élèves yi nga xam ni dañu nekk ci classe d'examen tey jii ñu war a ñëw le 2 pour rejoindre les classes loolu yi tamit dafa laaj ñu jël ay matuwaay ba xale yi ak ñi leen di jàngal bu ñuy ñëw fekk fa lépp lu nga xamante ni jëm na ci aar leen ci coronavirus bi parce que léegi rek maa ngi koy wax ni xale yi bari na ci ñu nga xam ne am nañu doomu jàngoro bi te baaxul ci xale alors ci côté boobu yi tamit anticipation daf ciy baax ci côté boobu xam naa ni commencé ngeen ci xalaat jël ngeen ci ay dogal. waaw commencé nañ ci xalaat jël nañu dogal ñun dès le départ comité bi nga xam ne moo nekk Pire ma leen di encourager leen féliciter encore pour ci liggéey bi ñu def dañu def li ñuy wax prospective dañu teel a anticiper ñun ci première semaine bi rek désinfecté woon nañu ay lieux yu bëri
ay poste de santé yeeg yooyu ak yeneen lii nga xam ne lii yëpp le marché bi ak yooyu am nañu seen programme effectivement en prévision loolu ñëw avant sax normalement élèves yi di ñëw maîtres yi dañu war a reprendre ñu désinfecter école bi am na foofu 4 écoles concernées mooy PUR 1 PUR 2 PUR 3 ak PUR 4 ak yeneen écoles yu nekk ci biir commune bi sur les 19 écoles yi ñu am dinañ jël matuwaay yi pour désinfecter écoles yooyu bala nit ñee dem première chose deuxième chose yàlla defal nañu sutura ñun amuñu problème mu transport public boo xam ni xale yi moom la ñuy jël pour dem loolu aussi dama koy wax au niveau national pour dalal xelu parents yi parce que bu fekkee ni am nga après 3,5 millions élèves yu jàng ñu jël ci 500,000 ni nañu jàngi te 3,5 millions yooyu dañ leen doon accueillir ci ay espace yooyu tey bu dee 500,000 ñoo fay dem dana dégagé wu maanaam tey bu doon ne école primaire boo xam ni 6 classes la CI ba CM2 su fekkee CM2 bi rek mooy jàng am nga juróom-benni classe yoo xam ne élèves bu CM2 yi rek ñoo ci ne te école boobu lu bon juróom-benni maître ak maître suppléant yi ña nga fa ak directeur bi donc maître yi doy nañu daal ñu mën a tas élèves yi ci nombre réduit classe boo xam ni par exemple su doon ni foofu 60 élèves ba fa ne mun nañ def classe bu ne ñu def fa 10 élèves kon xale yi danañu s'orienter maîtres yi ñu nga fa ñoom aussi xam naa danañ leen ñaan dégg naa ci sax am ci ñoom ñuy naqatu njàng mi mais liggéey mënut a ñàkk parce que bu fekkee ni xamuñu kañ la pandémie bi di jeex te xamuñu aussi kañ la ñuy mën a ubbiwaat kañ la ñuy delluwaat ci vie normale maanaam niñ koy waxee te weer bu dee ñu war leen a fay te économie war a dox te loolu ñu leen di fay aussi ñeneen ñu mel ne ñoom ay liggéeykat ñooy dem di liggéey ñi di jaay ñi nekk ci entreprise yi ñi nekk di collecter impôt ñi def la leen ba ñu mun leen fay dañ leen di ñaan vraiment ñoom it ñu situation exceptionnelle ñëpp xam ni intérêt général ak nécessité continuité service public parce que service public dafa am loo xam ni mënul bañ a ñàkk chaque jour day continuer donc loolu moo tax école yi je pense que disposition yooyu bu ñu ko defee élèves yi du ñu bari mais rawati ci gouvernement bi dafa jël mesure yëpp avec le sous-préfet ñun déjà ci jumaa yi keroog mesure boobu similaire la jumaa yi dem leen julli ji ku bëgg waaye néewuñu na kenn julli ji par force ñu bàyyi ko xel def nañu ak sous-préfet ak autorités yi nekk foofu xool jumaay bu nekk jàkk bu nekk na mu toll ñaata nit a fa war a mën a dugg yii 30 la yii 50 lañ décidé bi ñu ñëwee fekk nañ fa li nga xam ni mooy jumtukaay yi mesure barrières yi am na saabu am na raxasukaay am na masque kenn ku nekk indiwaale si jullikaay mais école yi noonu la aussi daañu def ba nga xam ni dinañ fa yóbbu école bu nekk loolu mu di masque yi mu di savon bi mu di mesure éléments yi nga xam ni ñooy tax nga mun def mesure barrière mais dinaa ñaan comité bi parce que jëndoon nañu ay thermoflash ba jox leen ko ñu nga xam ni moom mooy ci seen plateau technique la bokk ñu tollanti ko ba école bu nekk buñ ko mënee am ñu am benn thermoflash buñ fa teg mu yokk ci loolu nga xam ni ku ñëw outre le fait que nga raxasu nga jox la masque nga nekk ci mesure barrière bu baax ñu mën tester sa température pour mën la identifier comme niñ koy defee ci yeneen lieux publics yi balaa ngay dugg je pense que loolu suñ ko defee xale yi dem jàngi bu ñu dellu si kër ga fekkaat même dispositif de veille bi parents yi def ko yàlla mën nañ defal sutura parce que njàng mi aussi am na solo il faut xale yi jàngi il faut ñu defi examen il faut ñu continuer il faut ñun tamit ñu continuer nekk ak jàngoro bi. alors monsieur le maire benn ñaari laaj moo ñu dese benn bi d'abord ci wàllu ndimbal gi nga xam ni état bi jël na ko ci ndigalu président de la république pour ñu séddale ko askan bi le ministre Mansour Faye également di ci def liggéey bu am solo foofu yi tamit yan matuwaay ngeen jël ba mu dem ci ñi mu war a dem beneen bi itam mooy est-ce que sóoraale ngeen femmes yi nga xam ni ñoo doon jaay ñambi ci tali bi di fa am tuuti lu ñuy for pour ñoom tamit mbir mi law ba teq leen. waaw première bi foog nga terminer lay commencer mooy marché ñambi bi ñëpp ñu bari xamuñu ko mais bourse du manioc prix la nekk li ñuy lekk ci ñambi li ci ëpp jógee marché Castor wala marché yu mag yi Touba ak Thiès ak Saint-Louis pour le ay borom ay jàmbaar yu wóor di xëye tous les jours di ko def ci ay poso di ko indi di ko bay ci tool yi problème bu mag amoon na fa effectivement parce que ñoom dañu am oto yoo xam ni chaque matin dañu war a xëy ñëw Ndakaaru dem Touba dem yeneen dëkk yóbbu ñambi bi amoon na moment effectivement bi ñuy wax ni déplacement communautaire yi dafa am problème
ñu waxtaan ak ñoom ba demoon sax ba jël mesure ni dañ koy arrêté dootuñu xëy mais effectivement day yàq seen activité économique te ñi ci dépendre dafa bëri waxuma ña fay jaay rek ñu fay xëy bis bu ne mais même yeneen marché yi ci Sénégal ak ñi nga xam ni ñoo nekk ci tool yi muy chaîne humaine boo xam ni ñi ci ëpp seen sutur foofu la féete comité bi am sagesse convoqué leen waxtaan ak ñoom ci seen bopp ñu ni dinañ jël mesure jël seen responsabilité ànd ak comité bi sensibiliser chauffeur yooyu ak ñi nga xam ne ñooy dem ak dikk di ko jël si ak ñiy gérer marché boobu pour que kenn bañ a jógee ci Touba mbaa nga jógee Ndakaaru mbaa nga jógee beneen dëkk di dugg ci oto yooyu comme transport urbain mën a nekk danger mën a nekk menace pour ñëpp. donc bàyyi nañ leen ñu ngi liggéey ñoom ñoo gérer seen bopp en partenariat avec le comité ma di leen féliciter di leen gërëm parce que loolu wane na seen matuwaay ak seen capacité gérer seen bopp ak responsabilité ak aussi capacité d'adaptation ci situation bi nga xam ni moo ko laaj parce que xam nañ ni ñoom suñuy partenaire lañu ñu nag ñoo ma bokk liggéey bi te duñ leen kii ci dara li ci des mooy mesure yi nga xam ni mooy résilience sociale effet économique et sociale bi président jël ñu ko ci féliciter di ko remercier parce que ku wax dëgg rek xam ni dëkk bi metti na lool fi ñu toll parce que bu tailleur xëyul su nekk salon de coiffure xëyul ku jigéen buy laal marché xëyul ku doon jaay garage xëyul su fekkee ni borom voiture mënul dem su clando mënul dem te ñun yàlla daf ñu defal pir ñu bëri ñoo xam ne dañuy yëngu ci wàllu transport yore ay oto nekk ay chauffeur ñooñu aussi mënatuñ dem ñu ngi toog foofu daanaka activité économique amul boo demee marché pur tey jii boo fa xëyee 9h balaa 10h dootoo gis kenn donc loolu yëpp metti moo tax ndimbal bi ñëw am solo trop ndimbal boobu bi mu ñëwee ñun liñ ci nga xam ne moom lañ ci am mu jóge ci bourse sociale bi maanaam le fichier unique RNU bi ak li nga xam ni moom lañ ci dolli ñun ci suñu bopp dañu jël ci commune bi lu am solo toll ci manque pratiquement 12 millions lay tollool jënd ko ay kit dolli ci man sama bopp ma jàpp ci man tamit ci dolli leen ak ñeneen ak yeneen doomu pir yu bëri yoo xam ne ñun dañ dul bëgg sax ku nekk di tudd li nga wax wante ñoom ñëpp maa ngi leen di gërëm di leen sant ci turu comité bi ñu dolli ko ci biñ ko ci dollee nag comité bi aussi boobu ñu créé Covid 2019 bi liggéeyee noo xam ni daanaka mën nañ ko def modèle avec beaucoup d'humilité nag ci réew mi joxe ko exemple parce que ni ñu def dañu dem ci village yi 60 villages dajale chef de village yëpp dajale imam yi dajale chef de quartier yi dajale ñi nga xam ne ñoo amoon bourse yi ndax bourse yi matul fet bari woon na am na solo ëpp na 300 000 personnes yi ko président jox waaye ñëpp amuñu ko ñu ñëwee ci dëkk dañ leen naan yow am nga ci droit maanaam tey Malick boo ci amoon droit war a am sa ñaaru saaku ceeb ak sa savon ak sa dëwlin da ngay am jomb yow Malick ñu ñëw dugal ceeb sa kër sa voisin amul ñoom ñëpp daanaka pratiquement l'unanimité village yi ñu dem yëpp nee nañ ma ñaar lañ dese woon daal yu ñu war a mottali mooy ñëpp d'accord nañu nu mu toll bu ñëwee ñu teg ko ci penc mi séddale ko askan wi ku nekk jël ci li nga war a jël ndaxte ñoom ñoo bokk ndey ñoo bokk baay noonu lañ ko doxalee li nga xam ne dolli naa ko ci man li nga xam ne doomu piri dolli nañ ko ci li nga xam ne mairie ci boppam dolli na ko ci ak li président gouvernement bi joxe te Mansour Faye indi ko may yëgal Sénégal ni en tout cas pir ñun suñu ceeb ñëw na mat na lépp nga foofu ca magasin ya te bari na dëkk yu mel noonu yoo xam ne jot nañ seen wàll ñu defe ko noonu séddoo bi dina yomb parce que kenn du mere kenn nu mu tuuti tuuti ku nekk am ci lu mu ci war a am parce que foofu comme ni nga ko xamee bu añ jotee wala xew am kenn ku nekk kër goo dugg dafay mel ni foofu nga dëkk te dinañ ko gérer boo xam ni modèle la donc dama leen ci féliciter di leen ci encourager di ci féliciter comité bi ci capacité bi nga xam ni am na ko ba masla def ay stratégie yoo xam ni ñëpp fekk nañ leen ci ba ñu d'accord ci parce que su demoon na neen aussi day gën a jafe ci ñun ñi nga xam ne ñoo jaboote ñëpp te képp koo xam ni sa bët xonk na ñu war a taxaw loolu nag bokkul ak naturellement yeneen ndimbal yi nga xam ni ñun daañ ko def directement ak waa PUR yëpp ñun ñi déglu kenn ku ci ne xam na ni lañu seq ak moom daan ko war a mën a seq lu bokkul ak loolu def nañ ko ci wàllu weeru koor yi def ko ci wàllu korite gii di ñëw def ko ci wàllu mbënd mi pour jàppale leen diggante jullit ak moroom ma maanaam di woo aussi waa Sénégal yëpp ni seenu solidarité fii la baaxee lu waay doon defal nit fii la gën a yeyoo tey te Sénégal dañ ko bâtir ci générosité ak solidarité te defe naa ni ressort yooyu su continuer gën a dëgër ñun ñëpp daañu am
capacité adapté wu ci situation bi dëkku pandémie bi ba mu jàll te incha allah kenn du mere kenn am nañ yaakaar ni daal séddale boobu du bari coow ci wàllu ci yoonu Pire. jërëjëf monsieur le maire xam naa ne bu ma laay mayee benn simili rek ma am laaj bu ma la laaj en tant que ku nga xam ne yaa yor SAR mbiru pétrole ku ne xam na ni secteur bi aussi Covid bi laal na ko en une minute tey jii maanaam ci wàllu pétrole bi yan conséquences la ci Covid bi am ak naka ngeen adapté woo pour mën ci liggéey pour ñu jeexal jotaay bi. waaw pétrole bi moom Covid bi laal na ko bu métti ci marché international parce que xam nga pétrole daanaka foo dem ma nga fa. mi ngi ci acide yi mi ngi ci huile yi mi ngi ci courant bi mi ngi ci avion yi mi ngi ci oto yi mi ngi ci courant mi ngi ci lépp donc effectivement addina bi dañuy xayma ni daañu consommer lu mat 100 millions de barils bis bu nekk baril bon 159 litres la mooy barigo daal maanaam ni ñu koy waxee bi ñu demee nii ak Covid bi dem na wàcc ba xayma nañ ko 25 ba 30% mu wàcc bu defee loolu nag prix bi day daanu lool. parce que oto bu dawatul kenn jëndatul ñun SAR yëg nañ ko yëg bu metti parce que bi ñuy liggéey loolu lañ doon liggéey ba tey mais gis ngeen ni am na jamono yoo xam ni oto yi daw ñu station d'essence yi sax amoon nañu commencé wax kon ñun suñu chiffre d'affaires ak suñu revenu dina wàcc te suñuy charge yokkuwul wàññeekuwul mais li am solo ci àddina bi mooy dafa indi beneen problème boo xam ni problème bu mag la parce que ñàkk consommation bi am wàññeeku consommation compagnie aérienne yëpp taxaw ak lépp taxaw dafa def benn problème bu bees bu génn muy problème mu stockage maanaam liñ doon produire ak baril bi wàcc réew moo xam ne da doon am ñaata su fekkente ni baril bi dafa wàcc day am tendance su yokk production pour mën a dabu li mu doon am ndax njëg gi dafa wàññi donc il faut nga jaay lu ëpp pour am jaay lu ëpp googu production boobu moo taxoon li ñu mën a stocké pétrole ci suuf yëpp fees ba bateau yi nekk géej sax dañ leen du yoon ce qui fait que li gën a xew jafe léegi mooy nga am problème bateau boo xam ne sax wóor na la ni mën nga soxla pétrole mu indi la ko rawatina nag feebar bi xamuñu nu muy demee est-ce que dëkk yi bateau yi di chargé du ko attaqué ba paralyser bateau yooyu comme ne aéroport yi paralysé tey ak yeneen donc risque bi gën a mag dolli na muy risque transport maritime tey donc bu fekkee ni baril yi wàññeeku na transport maritime bi yokku na 5 fois ce qui fait que effet njëg gi sax doo ko yëgee ni nga ko yëgee mais li am solo mooy président de la république parce que yàlla def na aussi loolu secteur am la lu mu xam la teel na jël dogal bu am solo instruire ministre de l'énergie Mouhamadou Makhtar Cissé ak ministre des finances et du budget Abdoulaye Daouda Diallo ak seeni service jox leen instruction ferme ne leen nañu liggéey ñu xool ba nga xam ni daañu am dispositif sécurisé Sénégal fii ba at mi jeex voire sax fii ba juin 2021 ci loolu la ñu nekk di liggéey avec tous les services de ñaari ministères yooyu ministère des finances ak ministère de l'énergie ci kilifteefu ñaari ministères yi di ko liggéey ak traders internationaux yi nekk ñii Genève ñii Londres ñii faneen ak banquier finance internationale pour structurer loo xam ni dana sécuriser Sénégal ci wàllu am pétrole ak gaz ci jamono yi ñu nekk parce que loolu li ñuy wax adaptation nga sécuriser li nga daan am ba pare loolu moo ëpp njëg gi door a ñëw nag njëg gi aussi wàññeeku woon na mais gis nañ ni depuis fan yi ndax reprise am na déconfinement am na demal na ba nekk ay $16 ak $15 ñi ngi xool ni tey jii fi may wax ak yow bi may dugg léegi ci émission bi xool naa cours bi soriwul $37 ci livraison yi nga xam ne moom la ñuy am mois de juillet parce que xam nga pétrole moom ay contrat à terme la donc par mois lañ koy livré donc pour dire que njëg gi mi ngi yéegaat parce que àddina bi ubbeeku na tuuti oto yi commencé ñu daw ku xool Sénégal rek am ci exemple avion yëpp dawaguñu mais avion yi ñu ngi daw usines yi ñu ngi tourné donc demande bi yéegaat na mais en tout cas yàlla suturaal nañu danañu jéem a fexe ci ndigalu président yooyu profité ci prix yi pour mën a am stabilité approvisionnement ak sécurisation approvisionnement réew mi ci njëkk yi nga xam ni moo gën a optimum pour Sénégal ba du ñu yëg benn yoon impact boobu waxatuma nag di xalaat yokk ko fi ñu toll nii sauf bu prix yi demee ba àgg beneen niveau. jërëjëf monsieur Serigne Mboup nekk maire Pire nekk également directeur général bu SAR société africaine de raffinage ñi ngi leen di sant di leen gërëm nii lañ leen indiloon tey ci ànd xeex corona suba incha allah dinañu dalal beneen maire waxtaan ci lu mel ni ñi ngi jaajëfal suñu équipe yépp yi nga xam ne ñoo jàpp ci liggéey bi ba mu yeween